ndax ñàkk déggoo gu ñu ca nemmeeku woon lu bare bari kon ca boobu procès en appel dinañ ci jokkoo ci kanam tuuti ak Alassane Ba ñu àddu nag ci loi bi nga xamante ne soxal na wàllug parrainage loi boobee nga xamante ne nag kon daal dinañu koy tëral ñeenti fan ci weeru sulet nag njiitu réew mi Macky Sall rek daal di kon jël dogal ci ñu daal di kon jëfee boobeep loi ñeel wàllu parrainage bi ñu ne nag électeur bu ci ne kenn képp nga am sañ-sañu kon parrainé ko muy ab candidat mbaa boog ab liste candidat lu ko moyul nag kon ay daan dana la ca fekk tey jii nag dossier bi ñu ngi ko jagleel plage bu Ngor ak yorin wi ci seetlu nag muy lu am solo ndax nee ñu sax yor ganu ko yor nag kon lu bari ci wàllu ko comme ma nga cay sokki ko lu ci mel ne njaayum ticket ya location yu soxal nag wàllu parasolo ba ca tente yi nga xamante ne dañu koy loué Abi Faye moo ànd ak ñun ci dossier bi tàggat yaram Pape Alioune Ndiaye moom nag ma nga woon fële nga xamante ne rek moom mooy Jolof moom nga xamante ne nag ràññee nañu ko lool ci football bu Sénégal àdduna nag ci coupe du monde bi na ma ko gisee nag moom international bu Sénégal boobu nga xamante ne ma nga woon ca Jolof mooy nag Sénégal am na taxawaay bu rafet ca Russie ba tey ñu gis ni foofee ca Russie équipe nationale ba naam sax toog na waaye nag ay jàllore nemmeeku nañ ko ca boobee équipe bu dee ci wàllu organisation nee ñu Russie nag lajju ca ndax lépp yemb na xumbal ga ñu ne équipe ba toog na naam waaye nag def na ay jàllore ponk yaa ngi ni daan ci toog xëttu njëkk yu yéenekaay yi bu ngeen taaxee la tuuti ñu faram-fàccee xibaar laatu ñuy fekk ji Alassane Ba ca ëttu àttekaay ba ngir nag procès en appel bu Khalifa Sall jàppale ni jegeñaale Khalifa Sall ca diwaanu Ndar ñu naan ko Babacar Aba Mbaye ci jamono ji may wax ak yéen nag ma nga ca garde à vue moom moomee nga xamante ne nag niñ ko waxee jegeñaale Khalifa Sall li ko waral rek ñu ne nag dafa am daal ab Fanta Siro ak mbiccoog mbaalo ko nga xamante ne doxoon na ci diggam ak ñeneen ci ab restaurant foofee ca diwaanu Ndar du ñàkk ñu am ci lu gën a leer ci suñu yeneen jotaayu xibaar ñu daal di des ci procès en appel bu Khalifa Sall waxoon naa ko ci ponk yi procès ba nag xawoon naa am tuuti ñagas-ñagas tey ci suba ba ñu mujjoon sax daal di koy dakkal ak diir Alassane Ba la ñuy fekk ji fële ca ëttu attekaay ba Alassane Ba nuyu naa la. Fatou Kiné maa ngi lay fay. Alassane ndax yëf yi tàmbali na waat. tàmbali waat na ginnaaw bi nga xamante ni kii di juge bi di Demba Kandji juge cour d'appel bi ajandi woon na ko. bu njëkk ay agenda yu bëri la sax wante jàppal ni léegi nii dàqandi na sàkku ji nga xamante ni avocat de la défense ñu ko doon def ngir ñu dàq procès bi ngir ñu fexe ñoom ba jot notification jëm nag ci li nga xamante ni mooy citation bi tax tey jii ñu taxaw ci kanamu àttekat wi mooy dossier bi maanaam donc li nga xamante ni mooy jugement 2 février bële passé balaa nag ñu joxe bu 30 mars bi nga xam ne moo daan Khalifa Sall ak i ñooñam 2 février jotoon nañ leen daan wante dañu jàpp ne jugement boobu noonu dañ ko war a duggal ci dossier bi ndax jugement boobu dafa nekkoon jugement d'exception mooy ay exception yi ñu ngi ko woon nee nañ nag loolu dafa war a bokk ci li nga xamante ni mooy dossier bi ñu jébbal tey cour d'appel bi wante kii di juge Demba Kandji nee na ni ñu leen saisiré jaar na yoon ni ko parquet bi saisiré jaar na yoon ndax jàpp na ne lépp ñaari jugement yooyu yëpp bokk nañu ci li nga xamante ni tey ji dossier bi ñuy àtte fii ci kanamu cour d'appel bi wante nag balaa boobu jàppal ni discussion yi toll na ci lu ëpp ñaari waxtu aju ci loolu rek mi nga xamante ni mooy ñu dàq procès bi ba li nga xamante ni ñoom notification yi ñu jot ko ndax jàpp nañ ne jugement 30 mars bi kese concerné wul dossier yi ndax exception yi ci la bokk avocat de la défense yëpp loolu la ñu soulevé ndax jàpp nañ ne loolu mooy tax ba li nga xamante ni procès bi mun a jaar yoon procès en appel bi tey fàkki ne donc jàppal ni reprendre na ci jamono ji ci observation yi nañ nekk ba léegi ñu ngi ci nag défense bi di bëgg nag li nga xamante ni mooy juge bi wax na ko ñoom ñu bëgg ko teggi wante nag kii di juge Demba Kandji nee na bëggul commenter ci li nga xamante ni décision bi nga xamante ni jël na ko léegi nii mooy dàqandi li nga xam ne mooy sàkku ñu dàq procès bi ba jëmmi jamono ba may leen ñoom ñu mun a présenter wante nag leneen yëkkati nañ ko mooy li nga xamante ni
cour justice bu CEDEAO yëkkati na ko ak joxe na ko mooy décision am nee nañ nag loolu faaw mu ñëw ndax dafa nekk loo xamante ni lu am solo la ci procès bi ndax booy fàttaliku 29 juin bi passé la décision cour de justice bu CEDEAO bi génn wante nag seetlu nañu ci procédure bi li nga xamante ni jalgati nañ ci ak yelleefu ki nga xamante ni mooy Khalifa Sall ak i ñooñam wante nag nee nañu loolu faaw mu ñëw jàpp nañ ne mu ngi ci DHL ñu ngi ñëw te arrêt bi bu ñëwee il faut ñoom ñu exploité ko te juge bi war na ci jël en compte mooy juge Demba Kandji war na ci jël en compte bu bëggee procès bi nga xamante ne mooy procès en appel bi jaar yoon kon Fatou ne ci tënk loolu lañ nekk na gum ci jamono ji wante nag ci suba Khalifa Sall mi nga xamante ni teew na fii sol yu weex nag comme d'habitude ak ñi nga xam ne mooy détenu prévenu yi faux prévenu yi ñoom ñëpp taxaw nañ ci kanamu àttekat bi di Demba Kandji weddi nag tuuma yi nga xamante ni toppee nañ leen ko ci jamono ji wante nag bu weesoo loolu jege ñaale Khalifa Sall yi teew nañ fii tamit bëri fii ci biti ak biir salle bi salle 4 palais de justice daanaka fees na dell fàttali ne observation yi lañ nekk gum ci jamono ji avocat de la défense yi ñoo ci nekk wante saa su ne rek procureur général bi moom itam mu ngi andi ay leeral que ni moom dossier bi nga xam ne jébbal na ko juge Demba Kandji jaar na yoon te war nañu mën a weesu lii yëpp ndax lu ñuy sàkku ñoom nee na argument yi amul fondement donc dañu war a dem ci jublu ci procès bi benn yoon rek ñu dóor ko bu daanu fàttali na dem. ma ngoog ñu koy jaajëfal bu baax a baax Alassane Ba doon jokk ñun foofee ci ëttu attekaay bi ak procès en appel bu Khalifa Sall ñu yegg nag ba France ak kujje politique ba bu Sénégal féete foofee ñoom nag nee ñu gannaaw rek li nga xamante ni tukkee na ci CEDEAO rawatina ak ëttu attekaay bi ak la mu wax ci mbirum Khalifa Sall ñoom ñoo ñee fare ci kujje gi nag ña ngay naqarlu rek nee ñu jiitu réew mi Macky Sall nag ni muy doxalee fi mu ne nii ci parlement bu Europe bu weesoo lool tamit. ñi ngi wax tamit ci candidature bu Karim Wade ak li ñu ne dañu koo lànk ñu ne nag ñoom loolu ànduñu ci benn yoon moo waral kujje politique googu doon janook taskatu xibaar yi ci 18e arrondissement bu Paris ñu ne nag foofee sax booy xool dëkk boobee ñu naan Mantes-la-Jolie kii di Macky Sall nag jàpp nañ ne am na fa doole waaye booy moolu nag ay jafe-jafe dana fa am Ibrahima Camara. ku jëkk politique Sénégal bi féetee sa Paris ànd ak société civile bi bëgg a jàmmarloo ak nguuru Macky Sall ngir Khalifa Sall mën a génn sa rëbës. pour bëre bi neex dafa ne fañ c'est-à-dire ku bañ da ngay ñëw ñu bëre ma duma daan ma koy wax nag balaa ngaa bëree ak nit ki daan ko kañ bàyyi ko mu préparé wu. ñuy ñaan Macky Sall ñaanuñ ko dañ ko koy forcer parce que mu neex ko da koy def mu naqari ko da koy def pour bëre bi neex. na dem entraîné wu bàyyi ñu nekk ci opposition bi ñu entraîné wu ñu dugg ci làmb ji ku mun sa morom duma. tolluwaayu fichier électoral bi ci région parisienne bi ñi bindu sa Mantes-la-Jolie ak ubbite yeneen i bureau de vote bokk na ci lu ñuy ñaxtu. fii da ngay ñëw ñu jaay la doole ba pare ne la soo d'accordul ñu génne le consulat bi mieux aujourd'hui on nous dit par mail qu'on va nous convoquer pour voir quand est-ce que la période contentieuse va commencer. On lui dit non. Aujourd'hui, ça commence à la même date, d'accord, mais seulement on n'a pas tout reçu. Candidature Karim Wade di lu kenn sañu ta bañ ci kaddu Ibrahima Diop yor wàllum communication bi ci PDS France. te li ñu gis nag mooy sénégalais yi dafa mel ni dañ leen a tënk jatang leen ci mbir moomu te fi ñu toll ci réew mi dañuy dem ci élection yoo xam ni benn sénégalais du nangu waxuma parti politique mais benn sénégalais du nangu Macky Sall di ñu tànnal ay ñi nga xam ne ñooy jàkkaarloog moom loolu amul fenn Sénégal rek la am. li tax Macky Sall def loolu nag lu mu xam la defu ko ngir ñàkk a xam Macky Sall li muy def xam na ko ndax li ko intéressé moom mooy gagné. gannaaw ba Rokhaya Pedro Thiam bokk ci parti bi di Pastef birale fi ñu sukkandiku ba jàpp ne ay àq ak yelleefu Khalifa Sall dañ ko salfaañoo Cheikh Tidiane Youm bu PUR daal di àddu moom itam si naka la ñu war a def ba jàmmarloo ak nguur gi bokk na ci ab dox ñaxtu bu ñu fas yéene def fii si Paris ba si ñu dëgmal. jaajëfal ko bu baax Ibrahima Camara avocat yu Karim Wade ñoom àddu nañu rek ci li ñu lànk rek kon inscription bu Karim Wade ci liste électorale yi nee nañ nag loolu xel mënu koo nangu ndax jàpp nañu rek nguur gi fi mu ne nii mooy buum di buum mi bu weesoo loolu nag ña ngay naqarlu taxawaay nguur gi ci wàllu woowee ñu ne sax dafa lëkkaloo ak pencum ndawi réew mi di def nag naka sudul noonu ci mbirum Karim Wade Pape Fara Ñing
Karim Wade bindam ci liste électorale bi baax na te kenn mënu koo tee mu doon mbër ci jongante njiitu réew ci atum 2019 avocat mi ñooy dëggal li nu mel jàpp ne fenn ci wàllu yoon amul foo xam ne mun nañ ko tere mu daal di am carte d'identité. ña nga xam ne bi ñoo koy bind ba ñu xoolee ay kayitam dañ ne kayit yi baax na ñu bind ko bañ ko bindee ba pare ñu def ko récépissé yoon dafa wax ne bés bi nga bindee ba ñu jox la récépissé jeex na yaa ngi ci liste bi. tribunal nee na que Karim Wade kenn mënu ko dindi ci liste électorale dagam loolu la tribunal wax par force ministre de l'intérieur respecté ko su ko ministre de l'intérieur deful moom ak njoñam dañoo jalgati yoon. avocat yu Karim Wade yi di ñaawlu bu baax a baax administration bi ni mu bëggee wutoo lii di àttekat yi ne Karim Wade dafa ñàkk lii di droit civique am ak politique am te lenn amu ci. Administration sénégalaise doit être neutre. administration bi dafa war a tëddee njaaxaan naay waaye mënut a ñëw nag am ca ministère de l'intérieur ab commission boo xam ne moo fa nekk ñu créé ko moom mooy wutu juge su créé wala yeneen juridiction yu nekk ci réew mi mën a tere opposant ne ko doo am nag lii di carte d'identité wala carte électeur loolu du yoon. Son candidat qui a été investi. moom ministre bi moom ña muy liggéeyal muy directeur de cabinet am muy directeur ka yore fichier ba mooy liste ñiy bindu ci élection yi ak ña muy liggéeyal ñëpp amul kenn ci ñoom koo xam ne bi yoon may na la nit ñëw di bindu ba pare nga dàq bind bi. loxal assemblée nationale ak conseil constitutionnel ni mu yàccaarale loolu métti avocat yu Karim Wade yi gis coppite yi nga xam ne def nañ ko assemblée daal di koy wote. C'est que nous n'avons pas d'organe ou d'institution capable. ci dëkk bi li fi doy waar mooy amuñu benn bërëb boo xam ne dina mën a fexe ba jaaral nit ñi ci yoon ab organe de droit boo xam ne mooy fexe ñëpp daal di yem conseil constitutionnel saa boo fa demee mu ne mënuma ci dara saa bu ko waxee rek lu dul summi sama robe avocat laay bëgg a def. De déchirer, de piétiner ma robe d'avocat. nee nañ bépp yoon dinañ fa aw fexe ba Karim Wade jot ak yelleefam ñoom avocat yi rafet ci njort bu baax a baax ci amaan bi nga xam ne moom la ñu wax téeméer ak fanweer rek juróom-ñett ci ay milliards ñu ne nguur gi boobu ba léegi mu ngi teg loxo moomeelu Karim Wade kon war na xoolaat boppam. ñu àddu ci charte bi jëm ci wàllu parrainage nag charte boobee daal di nañ koy tëral kon ba noppi la mu xamle nag boobee charte moo di ne kon électeur bu ci ne benn candidat képp nga am sañ-sañu rek daal di parrainer bu weesoo benn candidat ab liste candidat lu ko mooy nag kon alamaan ju takku dana la ca fekk muy ay daan dañ ci ànd ak Mame Biram Diouf. ñaareel bi jëm ci loi bi ñu promulgué di xam ne ni ministère de l'intérieur am na compétence organiser élection yi ak référendum loolee wute nag ak la nga xam ne ni ku jigi sax bëggoon na ko ñu jox kon ab personnalité neutre ku féetuwul fenn moo organiser lii di élection présidentielle bi ci article L57 ci loi bi nga xam ni kon président Macky Sall da ka promulgué ñu xam ne ni nag bépp sénégalais mun naa doon candidat waaye ci kaw mu dëppook yoon rawatina lii di code électoral bi candidature yooyu nag mun naa jóge ci ab parti politique mbala ab coalition de parti politique mbala sax ab entité kon koo xam ni dafa boole ay personnalité indépendante mbala sax ci ab indépendant candidature yooyu nag kon war a sukkandiko ci ay électeur maanaam ñeel parrainage bi parrainage boobu nag électeur bi mënul parrainer lu dul benn yoon ab candidat mbala sax ab liste de candidature bu fekkee ne nag liste yooyu dañoo agsi kon ñu koy xool bu fekkee dafa nekk ci tur yu bari ci ay liste nga xam ne nag moom lay njëkk a xool la ñuy nangu yeeke des kenn du ko nangu bu dee ba tey liste yi signature yi dafa ba tey liste yooyu bu fekkee signature dafa matul kon dinañ ko xamal ña nga xam ne nii ñoo déposé liste googee ngir ñu dem mottali ko waaye ñaari fan képp la ñuy am ngir def ko lu ko mooy dañuy dàq liste boobu. électeur bi nag comme niñ ko waxee moom benn yoon rek la war a parrainer bu ñu sukkandikoo ci L88 code électoral bu nekkee ci liste yu bëri dañu koy teg daan it képp koo xam ne ni day amal fraude lu jëm ci parrainage bi. ba tey ci article 115 ci loi bi ñu xam ne ni ab candidat moom turam santam. date bi mu juddoo ak fa mu juddoo war naa nekk kon ci liste bi waaye xam le ni am na nationalité sénégalaise te it droit civil am ak droit politique am loolee dëppoo nag la nga xam ne ni moom la code électoral xamle waaye numéro carte électeur am xamle it ne candidat boobee war nañ kaa investir ci ab parti politique ab coalition de parti politique ab entité de personne mbala sax mu doon ab indépendant ngir nag ñu nangul la sa candidature sa signature war naa toll ci 0,8% lu ko sori 1% si fichier bi.
électeurs yooyu nag leeral it ne war nañu nekk ci juróom-ñaari gox maanaam ay région te région bu nekk lu ko néew war naa mën a am ci 2 junni signature. jaajëfal ko bu baax Mame Birame Diouf ñu dem ba fële ca Diamniadio ca centre international conférence bu Abdou Diouf ci jamono ji nag jiitu réew mi Macky Sall dafa jiite rek ab ndaje mu yaatu ndaje moomu nag ñeel wàllu aménagement ak lépp loo xamante ne daal dafay jëmmal taaral waaye tamit xëcc rek lu ci mel ne ay investisseurs waaye tamit ñu gën a fësal li nga xamante ne moo di suñuy territoire Ousseynou Thiam la ñuy fekk ji foofee Ousseynou Thiam maa ngi lay nuyu. maa ngi lay say Fatou Kiné. maa ngi ko Ousseynou Thiam loo ñu mën a tënk rek ci ndaje moomu nga xamante ni yaatu na lool te njiitu réew mi Macky Sall wax naa ko léegi di ko jiite. waaw wax nga dëgg Fatou Kiné njiitu réew mi moom moo ko jiite muy ab conférence nationale bu jëm ci wàllu aménagement ak lii di attractivité li nga xam ne lii moom mooy territoire yi ndaje mi nag comme ni nga ko waxee rek ci sa biir kàddu léegi yaatu na lool ndaxte lu tolloo ko 2 téeméer ci ay participants ñu ngi fi jëm ci ay institutions ay acteurs ay présidents de conseil départemental ay maires waaye tamit ay partenaires techniques ak financiers ci kàddu yi njiitu réew mi nag moom dafa fàttaliku nag wàcc bi nga xam ne bii wàccoon na ko ci biir Sénégal ci atum 2009 laataa muy doon candidat nee na nag looloo tax ba mu am li nga xam ne lii moom mooy cartographie complète ci soxla yi nga xam ne ni askan yi am nañ ko ci lii di gox-goxaan yi waaye tamit contrainte yi maanaam jafe-jafe yi nga xam ne nii politique publique yi am nañ ko lool ci lii di collectivité territoriales yi nee na moom looloo tax sax ba mu jëlee lii di nguur gi ci atum 2012 mu amal li nga xam ne lii moom mooy communalisation intégrale maanaam lii di communauté rurale yi mu def leen ay communes jaarale ko ci lii di acte 3 de la décentralisation ak taxawul tamit ak li nga xam ne lii moom mooy lii di département yi nee na département yi nag noonu tax lii di région yi jóge fi tey nee na nag ngir réussir nag politique de territorialisation boobu njiitu réew mi jàpp na ci nag juróom-benn mbëbët Fatou Kiné waaye ñu mën ci jàpp rek ñaar benn bi ci njëkk moom mooy réorganisation li nga xam ne lii moom mooy architecture lii di collectivité territoriales yi waaye tamit jàppale na ne territoire yooyu il faut tamit ñu corriger ko nee na lu jëm nag ci mbir moomu dafa laaj nag fulla ak fayda gu mat sëkk ak barke ndaxte jafe-jafe yi bëri nañ trop Fatou Kiné ci li nga xam ne lii moom mooy gox-goxaan yi beneen temps fort rek bu ñu mën a jàpp ci ndaje mi Fatou Kiné dem mooy xaatimuk benn protocole de financement bu jëm ci programme bi ñuy duppee PACASEN muy programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal signature bi nag jëwriñ ji ñu dénk wàllu financement ak Banque mondiale ak lii di agence française de développement xaatim nañ ko ñu tànn ci nag téeméer ak fanweeri collectivité locale yoo xam ne yi programme boobu daf leen di soxal jëm ci rek renforcer leen ci wàllu ay jumtukaay ay yoon ay école ay barabu fajukaay ak lu ni mel njiitu réew mi nag ci jeextalu kàddoom ñaan na nag ñi nga xam ne ñoom ñooy panélistes yi ñu xalaat bu baax a baax naka la ñu mën a taxawal ay tëralin jëm ci wàllu lii di fiscalité locale waaye tamit jëm ci wàllu li nga xam ne lii moom mooy question foncière rek fexe rek ba nga xam ne lii moom mooy territoire yi di gox-goxaan yi Fatou Kiné ñu mën a demal seen bopp. ngook ñu koy jaajëfal bu baax a baax Ousseynou Thiam teewal ñu ca boobee conférence ñu jóge foofu rek yegg ba Lac Rose dex ba nag melokaanu ma ngay soppiku li ko waral ñu ne tey sax boo doon xool kon mandarga boobu du couleur bu mu daan joxe du rose tey ji ma ngay soppiku li ko waral i tamit ñu ne dex ko booy xool sax daanaka dafa mel ni rek ma ngay gën a deltu gannaaw loolee nag Moustapha Guirassy moom moo ko wax gannaaw rek ab tukkib nemmeeku bu mu fa doon def rawatina ak ci wàllu politique ci loolu sax mi ngi sàkku daal ci kilifa yi bu fekkente ne politique bi ñuy tëral ci wàllu tourisme mën nañ ko gën a yeesal gën koo ñoŋal loolu dana doon loo xamante ne dana gën ngir Sénégal gépp Ousseynou Thiam. tournée politique bu mu amal fële te ñàgg nag ki nga xam ne nii moom moo jiite parti politique bi di Sénégal uni pour le développement du sud am mbetteel lool ci lii di Lac Rose di delloo ginnaaw mu doon candidat ci jongante élection présidentielle yii di ñëw kii di Moustapha Guirassy jàpp ne nag jot na ñu sauver lii di Lac Rose. Lac Rose liñ fi jàng tey jii daf ma tiital mooy loo xam ni 32 kilomètres carrés la woon tey jii wax nañu ni dem na ba 4 kilomètres carrés. maanaam presque 30 kilomètres carrés ñu ngi toog di seetaan lac bii mi ngi jeex mais li ci gën a garaaw aussi Lac Rose bi ñuy wax tey jii gis nañ ni lac bi rosul bi ñu laajtee nee nañu lac bi rosul ndaxte niveau ndox bi donc état dafa war a pouvoir public yi dañu war a góorgóorlu pour di relever niveau ndox bi or on n'est pas loin de la mer on est à 800 mètres wax dëgg yàlla un petit effort ay pompe rek nga jox ko ñenn ñi fii ñu góorgóorlu pour relever donc niveau ndox bi pour que lac bi en permanence mu mën a rose. gis-gis bu ni mel tamit la am ci activités yi nga xam ne nii moom moo am foofu ci Lac Rose jëm ci wàllu artisan yi rawatina nag ñi yëngu ci wàllu xorom si. yéen ju baax ji maa ngi ko gis nee na ma suba
ba guddi paan gu diis gii mu yenu sànq presque ay 200 francs paan su jaayee nombre paan yi mu nar a am du dépasser 200 francs à peu près. ku gis lii ak état gouvernement bi ñu yor alal gi fi ñu koy dugalee ak fi ñu koy dugal ci pasar je pense que tey jii waroon nañu mën a jàppale ay initiative jigéen initiative donc jeunes yoo xam ne ñu ngi dëkk ci gox yi pour mën a créer emploi donc caaxaan la 7% kenn du ko lekk croissance bi ñuy wax kenn du ko lekk croissance boo xam ne tubaab yaa ko moom gan yaa ko moom mais croissance boo xam ni ñii dëkk ci gox yi comme fii rek fii Dakar la mënuñu ko gis mënuñu gis transformation bi caaxaan la daal. kii doonoon jëruñu ministre ñi dénkoon wàllu communication nag jàpp ne lii di politique touristique fii ci Sénégal dañ ko war a xoolaat ca geneen wàll nag nee na dina jàppale bu baax ñii di acteur touristique yi nekk fii ci Lac Rose ci wàllu matériel yu ñuy nettoyer waaye tamit for lii di mbalit mi ba lii di Lac Rose wane beneen xar kanam gu baax. beneen xar kanam ne ñu fële ci commune bu Diass ndax tey jii boo dee xool suuf sa téeméer boo jël juróom-benn fukki ak juróom ñu ne nguur gi nangu na ko moo waral askan wa wàcc nag di naqarlu ñu ne dee nañu wecc teg ci projet yi nga xamante ne nag nguur gi da koy tëral ngir suqali commune yi ñoom gisuñu ko moo waral sax ñu ne fukki dëkk ak juróom-ñaar ya fa féete woon ñoo wàcc nag di wooteeg wallu tanaan nguurug Sénégal nga la na leen delloo seeni suuf Abdourahmane Diallo moo ma duggee ci leeral. fukk ak ñaari village yu ne ci Diass ñoo daal di wàcc ci tali bi ñoom nag li ñuy ñaawlu rek mooy seen suuf yi nga xam ni dañ ko nangu seeni loxo nguur gi la ñuy joxoñ baaramu tuuma. li waral suñu doxum ñaxtu bi bëri na mais daanu ko dañ ko tënk rek ci ay mbir yu gàtt loo xam ne moo nu fi tax a taxaw mooy ne suñu suuf si tey jii nii bon dañ ko titré ci jamono joo xam ne ci jamonoy Ablaye Wade te fu mu nee nii liñ ci soxlaa mooy ne. Macky mi nga xam ne moom moo fi toog tey jii nii lépp loo xam ni ne gars yi defoon nañ ko fi moom ci boppam ci jëmi boppam comme nguur moo fi jóge nguur teew fi moom moo nu war a mën a taxawal ci li nga xam ne mooy suñu ñaxtu tey jii nii ci suñu wàllu suuf si. ñi dëkkee Diass nag di xamle ni seeni suuf rek la ñu am ci la ñu yaakaar ndax jàpp nañ ni société yi nga xam ne ñoo ne seen bërëb boobu kenn jëlu leen fa pour ñu liggéey. xamal ko ne nag lépp lu ñu fiy sanc ñun dañ fay jur ay doom am fay frère am suñu jarbaat. am ñu am soxla am mënuñu mais ñun ay duñu ay picc mënuñu tàgg ci kaw garab bi ne ci la ñuy dëkk mënuñu ko loolu muy wax noonu ñi ngi koy ñaan bu fekkee la mu doon wax àddina bi yëpp di ko dégg bu fekkee loolu dëgg la ci moom na gaaw saytu suñu suuf si li nga xam ne moom lay gaay jéem a caxatee fii mu jëm ni koo delloo ñu ngaan ko ci suñu loo xam ne ñu dundee suñu dund. fukk ak juróom-ñaari village yi nga xam ne nag ñu ngi Diass njiitu réew mi la ñuy waxal ci dossier bii li ñu bëgg rek mooy Macky Sall daal leen bàyyi xel ndax nag bu deful li ni mel ñoom it am nañu li ñu daas fanaanal. ñi it ñu ngi sàkk ñu bàyyi leen xel muy nag chauffeuru taxi clando ya féete fële rek ca kër Mbay Fall ñoom nag ñoo doon amal toogaay ñaxtu ndax ne ñu garage boobu nga xamante ne nag fa la ñu ne di daan seen doole dañu leen jox nag këyit ngir ñu jóge fa préfet moo ko def ñoom nag nee nañ balaa ñu fay jóge daal daanu wax lu leer ñoom kilifa yi ndax foofee dañu faa yàgg te dugal nañ fa seen koppar fi mu ne nii nag nee ñu APIX na leen jox ndàmpaay balaa dara xew ñu teewlu seen i kàddu ci micro Salif Sow. gën a maanaam metti muy lan teer bi ñëw nañu jëkkatuñu jaay ñu doole boobu ba léegi fii ñu nekk nii def nañ ko suñu xaalis 500 et quelques mille maanaam mën naa ne dañu ko luyee poto lampe yi sax ñu ñoo ko jënd fay courant fay installation fay lépp xam nga li ma la wax te boobu ba léegi maanaam lañ ñu war a jox joxuñu ñu ko ñu ngi topp seen kaw chaque 2 jours 3 jours ñu taal oto dem ba maanaam ci kii bi apes ki maanaam ñu naan ñu tey suba ginnaaw suba ba bërki démb la ñu indil sommation bii nañu maanaam ci préfet la jógee da ngeen di jóg xamale ma la wax jóg bi nag ba ñu ñoo jóg mais ci kaw ñu jóg tamit maanaam ci kaw yi condition parce que ay jeunes ñoo fi daje lu mar a maanaam membre garage bi boo ko doon xayma mën na 200 personnes ay soutien de famille lañ kon nag maanaam li ñu gën a ëppal solo bu ëppal ñu solo muy lan garage bu ñu liggéeyee tey fi tey maanaam ku bëggoon a dugg ci dëkk bi fii nii war fee jël malade urgent war a jéggi raay bi jaar nii mënoo jàll parce que instant bi baare nañ ko. nañ ko waxoon sànq ci ndoxteel li gëstu gi tey nag ñi ngi ko jagleel plage bu Ngor plage boobu nag ñu ne sax booy xool tey askanu lébu ba yeewoo foofu ñoom ñoo yore rek lépp lu soxal wàllug plage ba muy yorin wa ñu ne nag léeg-léeg yorin bu am solo la ndax ci wàllu koom booy xool ay jéego am na ca bu ñu xoolee rek ci njaayum ticket bu ñu xoolee tamit parasol yooyu nga xamante ne dañu koy loué ba ci nag tente ya rawatina ak kabaan ya lépp daal bu ñu ko xoolee ñu ne teg nañu ko ci yoon comité d'organisation bi nag ku koy
gën a dimbali bokk na rek ci ñi nga xamante ne waaye kaaraange lañ ndax tamit wàllu kaaraange war nañu cee taxaw bu baax ci plage boobule Abi Faye moo dikk ak ñun ci gëstu bi. kaye yi ak livre yi denc nañ leen ca tiroir ya fas yéene dem ci plage yi fii ci plage bu Ngor ndaw ñi bëri na lool lañu ko taamu boo fi yegsee du léppay yomb la ko waral bokk na ci comité d'organisation gi ñu teg ñoom askan gi fi yeewoo ngir kaaraange mbeex mi. C'est une organisation vraiment organisée mais chaque jour dañuy essayer aussi di gën a améliorer pour jéem a parfaire. soo xoolee Ngor day plage boo xamante ne par exemple ñëpp pratiquement pendant été bi dañ fay dem te plage boo xamante ne fu ñëpp di dem dañuy soxla sécurité. ca buntu ba ticket lañ fay jaay ngir képp ku ñëw mën a dugg tente yeeg parasol yi ñu sanc ko foofee ngir ñu mën ci am koom. ku nekk rek bu jëloon benn gobelet rek bàyyi ko fi bu subaa kenn du mën a fréquenter plage bi donc laaj na aussi ñu jël ay dispositions ay nit ñoo xamante ne aussi dañ leen di fay chaque semaine ñu leen di fay ñu ñëw di nettoyer plage bi. municipalité bi soxlawu fi dara xaalis bi soxlawu fi dara xool ko xaalis bi yëpp ci liggéeykat yi lay delloo. yile tente léeg-léeg mu jur ay coow ci ña koy jëfandikoo. loolu bare na fi mais man bu ma xasee ba loué dama laa wax balaa ma laa loué dama laa wax règlement bi. xamal ne du fermé da la arrangé nga jël ko arrangé wu la ñu dem ma jox la parasol boo insisté nga da nga kaa tëj par force encaissé nam la ba pare dama la génnee. man fu ma nekk tranquille quoi mais dama ko laaj aviam quoi après mu ni ma moom dafa préféré mu jël affaire bi quoi parce que moo gën a baax quoi. bu ñëwee fii dafa war a ñëw fi ba fay xel xolam xam nga waxtaan toog sérieusement quoi bañ def nag su lu noonu quoi bañ def lépp loo xamante ni ku ko gis teg si bëtam mu ñu lii doonu lu jaadu quoi. soxlawuñu ay tente ndaxte defuñu li nga xam ne day nëbbu dañuy ñëw jël parasol ñuy fii lépp mun a inspiré si gaa yëpp waaye doo duggee si tente doo mun a inspiré dara si leneen ngay nekk. plage Ngor bi municipalité bi amu ci pàcc ga nga xam ne moom moo koy ceytu. Ngor dafa am benn dafa spécial par rapport ak dëkk yeneen ni ñuy fonctionner parce que dafa am partie boo nga xam ne mu ngi ci dëkk bi ba nga xam ne ñun waa mairie bi duñ ci dugg saa cosaan li moo ko yor loolu dafa bokk ci li nga xam ne cosaan li moo ko yor muy les frais ak ñenn ñi ñooy yor yu mel noonu boo amee problème moom daañu intervenir. waaye macha allah bu ñu leen ko joxee ba léegi amul problème de sécurité amul problème agression plage bi dina set. plage Ngor nag nekk na barab goo xamante nit bëri na ndaw ñu fee ñëw di féexal seen xol fii nii ku ci nekk ak anam ba ngay yëngatoo ci vacances yi ñu ne waaye ngir lépp mën a antu kaaraange gi fii juróom-ñeenti at mi ngi nii waa dëkk bi ñoo ko yoral seen bopp. yegsi nañu ci tàggat yaram Pape Alioune Ndiaye milieu de terrain bu équipe nationale bu Sénégal ma nga woon ca Daara Jolof ga mu fekk baaf moom sportif boobee ngir nag dimbali ji xale yi nga xamante ne nag ñoom dañuy yëngu rek ci wàllu football doon leen jagleel nag ay mayo waaye nag jaare na ci rek wax ni mu gisee taxawaayu équipe nationale bu Sénégal ci mondial ba ca Russie mu ne taxawaay bu baax la ñu teewlu ko moom milieu de terrain boobu ci micro Modou Mbaye. dinañu am naqar parce que ak équipe bu ñu yor mënoon nañu passé fi ñu toogee mais léegi coupe du monde bi comme jàll na dañuy tirer enseignement yi rek et puis projeté wu ci li nekk suñu kanam continuer liggéey bi et puis relever objectif yi. Sénégal toog na ñun ñaanoon nañ yàlla tey jouer finale wala demi finale wala finale donc comme joué wuñu ko forcément on est déçu mais comme li ma wax sànq rek dañuy xool lu nekk suñu kanam et puis ñu avancer. mondial bi gis nañ match yëpp métti démb gis nañ yaakaar naa ne ñun ñëpp seetaan nañ Brésil ñëpp foogoon nañ ne day jàll waaye Belgique gagné na ko pour wane na rek football nekkatul fu mu nekkoon léegi équipe yëpp a baax et que je pense que tam match yu demi-finale yi ak finale yi ay match ak finale bi ay match yu métti lay nekk. mondial ba ci Russie bu ñu ci defee taxaw seetlu rawatina ak ci équipe nationale bu russe boobu nga xamante ni gis nañu ne toog na naam ci quart de finale yi waaye nag taxu rek mu deltu gannaaw ndax def na ay jéego ñu ne nag Russie kon daal dinay rek kon réussir li nga xamante ni nii moom mooy mondial ba foofu ndax bu ñu xoolee ci wàllu kon organisation ba def na ci ay jéego xumbal yi lépp nag ñu ne jaar na yoon ci Russie Papa Abdoulaye Der moo dikk ak ñun ci taxawaayu Russie ci mondial ba.
Vladimir Poutine ak Russie gagné nañu seen coupe du monde naam quart de finale la ñu toogee waaye bu ñu xoolee am nañu ndam ci wàllu organisation bi li ñëpp doon ragal amul ndax dëkk boo xam ni ñëpp xamee leen ay oligan ñuy organiser bay waaj a jeexal pëccëxoo xeexoo amu fa ndam dëgg la kaaraange gu matale ak kar defkatu ñaawteef yi moo waral policier russe yi am ndam ci fukk ak benn dëkk yi nga xam ni footballé nañ fa naam xeexoo yu ndaw am na ñi ko jéem dolli wuñ ko nangu seeni accréditation visa dàq leen ci pom yi moo taxit coupe du monde bi mën nañ ne neex na ci tribune yi ak ci terrain bi ay stade yu fees dell football bu neex but yu bëri lañ cee gis li ci gën neex mooy mbetteel gu rëy te neex bi équipe nationale russe bi sori ci jongante bi bettee askanam kenn xaarewu ko woon ci jaloore ji loolu yëpp yokk neexaay bi ak xumbeel gi ndax askan wi kontaan ci ñoom bokk ci pomi bu baax kenn xaaru leen woon ñu qualifié waaye ñu génn seen poule ba toogloo Espagne 8e de finale moo tax coupe du monde bi kon lépp mate la na ci wàllu Vladimir Poutine ak Russie lañ ci doon ut am nañ ko muy bët bu bees bi ñu bëggoon àddina gisee leen rawatina àndu nawle bi ñu bëgg seen digganteeg États-Unis ak waa Europe gannaaw ba mu teewee moom Vladimir Poutine match ouverture bi lu mu néew fukk ak benn njiitu réew wala buur ñëw nañ ca Russie seetaan si seen équipe nationale jaaree fa mu recevoir leen ñu waxtaan Russie it jaaree fa wane cosaanam ay xar baaxam waaye it dund gu bees te yees bi nga xam ni ñi ngi koy amal foofu gannaaw communisme bi moo tax ñi bëgg tàggali sport ak politique dañuy sonn rek ndax lii moom politique mënu koo raw te politique bu baax la. ma ngoog Papa Abdoulaye Der ca Russie boobee sax daanaka léegi wure ba jëm kan ndax final ba léegi tey ñu yegg ca fukki fan ak juróom lay doon ci weer wi ñu ne kan mooy doon champion du monde foofee ca jongante waaye lu ko jiitu nag demi final bi lay doon diggante France ak Belgique loolee suba lay doon ci talaata ji gannaaw ëllëg yemook àllarba Croatie ak Angleterre ñoo fas yéene jàkkaarloo kon ñu gañe rek ci ñaari jongante yooyu ñoo fas yéene sekk final bi ci fàttali dibeer lay doon fukki fan ak juróom ci weeru sulet ca Moscou. ñu àddu ci leneen muy Vovinam Vietvo Dao lu soxal nag kon jongante boobule am na lu ñu ci doon amal lu toll ci téeméer ak fukk ci combattant ñoom ñoo ko sekkoon jiit la nag yëkkati na ay kàddu gannaaw bi di wax rek gis-gisam ci tolluwaayu nag boobee tàggat yaram mu ne nag am na lu baree bari loo xamante ne war nañ ko cee def waaye tamit war nañ leen a gën a jàppale lu ci mel ni championnat du monde yi ñoom bëgg nañu daal teew fa ba ñëpp xam ni teew nañu waaye nee ñu ministère bi nga xamante ni moom la ñu dénk wàllu tàggat yaram du yóbbu rek lu may fukki combattant maître Seydina Ababacar Diop lay wuyoo ñu teewlu ko ci micro Pafara Ñing. ci compétition bi daal téeméeri nit ak fukk juróom fukk ñoo fi teew ci ay xale ay mag ay ndaw ñëw nañ ci gox yu nekk jóge nañ ci waaye nag am na ñoo xam ne ñëwuñu ndax xam naa ne soreyaay bi niveau bi daal ci sama gis dama naan dafa yem bëggoon naa na mu gën a yéeg baax na mais nag doon sama sago mu gën a yéeg ñi ngi koy waajal am nañ ci yaakaar ministère de dig nañu waaye nag dige la rek ñu ngi ñaan yàlla nag dige boobu ñu def ko ñun des woon suñu sago dax ñu yóbbu lu bare waaye nag ministère ci seen mën-mën xamal nañ ni daal ni ñu jàppagum fukk ñuy jongante at ñett ñu leen di ñu ànd ak ñoom at waa ministère muy fukk ak ñeent nit am nañ yaakaar ne que loolu ñu def xëy na daañ ci sottal. ma ngoog xët yu njëkk yu yéenekaay yi bi yoon dañ ci ànd ak El Hadj Hassan Gueye. mu àttekat bi la CEDEAO ala baax noonu la quotidien xëy tey ak arrêt cour de justice CEDEAO bi avocat yu Khalifa Sall dugal ci dossier bi ngir appel tey bi donte avocat yu état Sénégal la ñu gis mooy CEDEAO dafa gàntal avocat yi Khalifa Sall moom Khalifa Sall nag ëllëgëm ci appel tey bi ci la wékku observateur ni waxee jamono yu Sud Quotidien ne moom maire Ndakaaru mu ngi ci salle d'attente bi Demba Kandji di àttekat bi cee dogal tey jii gët yi tegu ci moom laas ne mu ngi janoog dogalu CEDEAO bi la cloche ne ko waaw CEDEAO ñu ngi koy may gët a ko observé
moom Demba Kandji ci Les Échos avocat yu état Sénégal nag dàq bépp xalaat jëm ci dakkal topp gi ñeel Khalifa Sall ak ñoñam ci yéenekaay bi ku mel ni maître Moussa Félix Sow naan ca kayitu CEDEAO bi mayewul benn làmbatu ñot di wax wala gaawtu Antoine Diome agent judiciaire état teg ca ne ëttu CEDEAO bi dafa gàntal càkkute fu avocat yi meram Ndakaaru maître Ousmane Seye di ca dolli ba tey ci Les Échos ne ci wàllu pénal état bu ne daf caa moom boppam ñu des ak Les Échos ak kilifa geneen Karim Wade moom it ay avocat am sol robb yenn ci xeex bi lu jëm ci gàntu ginu gàntu ak mbindoom ci kàggu mi def mbindu yi ci wote avocat yi ne du dara radiation bu nu nëbb rek la ndax dogal bi jaarul yoon njaayam doole la maître Madické Niang kenn ci yooyu avocat ne xol ba la ca nekk jamono yi mooy lakk xotti daal di delloo robbab avocat mu ne ci yéene kaay bi Pierre Goudiaby Atepa di sàkku ci Karim Wade mu xaar ndax mu ne ndaw la te yeneen i wote dina am ci réew mi Karim Wade ci observateur mel ni ku cay tontu ca naan lu jëm ci ay sañ-sañam du ca maslaa dara du ca yàbbe lu toll ni tarafatalay ni Direct Info moom lu jëm ci Karim Wade ay laaj la xëyee tey ji daal ni ana lu waral mu mel ni kullu ay avocat am di ko waxal yéenekaay bi def laaj beneen ne ndax mu ngi ak dëgg ak liberté am PDS it laaj ba ci yéenekaay bi Direct Info def mooy ndax dinañ am doole yi samp ko ci force ne mbër moom Karim Wade bu nu ci amul ndimbalu bàyyi ja général Wade yéenekaay bi di réew mi mel ni ku daan PDS waxuñu secret yëpp waaye am nañu plan B ñu ne mooy Hadjibou Soumaré doon seen mbër maître Madické Niang doon directeur de campagne ba ci yooyu jamono yéenekaay bi di enquête moom jàpp ne président Sall ci xii ni mi ni dëgg la nekk entre le marteau et l'enclume ak mbir yi nga xam ne soobu na ca mbiri Karim Wade ak yu Khalifa Sall président Sall Le Soleil xëy fësale ko xëtam bu njëkk ak col gu weex ga tàll muy signé promulgué loi bi jëm ci wàllu jubbante yi indi ci carte ak wote ci Sénégal parrainage ga ca la yamu ca président Sall ndax observateur nee na soobu na ci xeex bu ko jaral bakkanam ngir ak pal Wade 2019 ca premier tour ga nag plan bi mu tëral observateur ne bokk na ca conférence des présidents bu Benno Bokk Yaakaar bi nu woolu ci biir ay bés bi ndajam kilifteef bu APR di Sen bi COJER CCR yi muy doole laat ndax nag boobee plan de guerre gaa yi dinañ ko ca bàyyi mu ne cundum ca toolu xare ba loolooy laaj ba ndax gaa yi ñoom ci laas ku ci mel ni Pierre Goudiaby Atepa ñoom ñëpp foofu sax politiciens yi la def ci saaku benn bi nee na duñ def lu may tardeel Sénégal député Issa Sall bu Pire moom naan ca Fatick ga Macky Sall fekk baax ñaari junniy parrain matal nañu ko fa moom Adama Gueye ba tey moom la mu gis moom njiital Sénégal bu bees mooy réew mi li fi nekk mooy ab cooxe ci wàllu kóolute diggante citoyen beeg état Sénégal crise de confiance candidat beneen Abdoul Mbaye nekkoon premier ministre bu Sénégal di leen feelu ci Sud Quotidien ndax lu jëm ci yokkute koom-koom 7,2% yi kilifa yi wax ci mim réew mu ne naata ngom UEMOA dañu koy faf sax di ngóobee ka rey ci suuf ñi tali lu rey jamono yi sàmm si ci Sénégal ak jéey yi dal seen ak jur observateur xayma ca ranch dolli rek juróom benn junni ak ñetti téeméer ak juróom fukk ak ñeent jur yu fa faatu ca jibanaax moom ca Sédhiou duy taw walay jéeye waaye fépp wuyu yoo xamante ñoo fa dugg amal ak cong yóbbu fa fanweer ci nakk di lu nu jàng ci Sud Quotidien wàllu sport stade yéeni kaay di appel Aliou Cissé ca naan ginnaaw ñaari échec CAN 2019 bi nag mooy sànni tàccoom donte Sadio Mané jàpp na ne ci taarixu Sénégal entraîneur bi fi gën ba fi Aliou Cissé la Youssouf Sabaly moom ci journal Record di ci wax ne rëccuwul benn yoon football si gi mu football sil Sénégal ñu des ak Record ak mondial beeg yéeni kaay bi jàpp ne duel des numéro 10 am na diggante Mbappé ak Hazard wàllu lamb Bombardier Eumeu Sène Modou Lô Balla Gaye 2 final bu neex ci la ñu jëme yooyu demi final ci waxin mooy gis-gisu sunu lamb yéeni kaay bi ci yeneen wàll yëgal ñu it ne Mame Balla 2 freiné na coulé biel double moteur. jaajëfal ko baax El Hadj Assane Gueye mbokk yi sant nañu leen gërëm leen yéen ñi fare woon ci machine bi ñu jàpp ci xibaar yi bu mu sotti rédaction bi dig na leen daje ci yeneen jotaay xibaar ñu leen di ñaanal kenn dalul jàmm.